mbokk yi jërë ngeen jëf sant nañ leen bu baax a baax gërëm leen dañuy ñëwaat si benn ponk boo xam ne ñëwaatoon nañ sax waaye tey dañ koy gën a yaatal gën si xuus ngir gën leen si indil ay leeral mi mbirum koobay ñu koy gën a wax si mbirum si turu li ñu tuddee ay kéwal waaye tamit lu mu si mënti doon rek at Abdou Karim Sall nga xam te nii moom mooy jëwriñ bi nga xam te nii moom lañ dénk mbirum alam bi waaye dañuy ñëwaat si kooba yooyu nga xam te nii moom moo jur coow li ndaxte bu ñuy xool si espèce yi nga xam te nii si adduna bi xeetu gàtt yooyu nga xam te nii si adduna bi danoo nekk di fay si la bokk te sax tàmbali leen fay buñ ko fàttali ko bu baax a baax vers les années 70 ba sax jàpp 80 waaye tam bi muy fay dañoo jàppoon ne que faaw rek ñu gën koo mën a suuxataat ngir tamit mu bañ a jeex si kaw suuf loola waraloon ay politique yu am solo ñu koy encouragé ngir ñu ko siy def tey jii fu mu toll nii kooba yooyu nga xam ne ñu ngi koy gis wala boog kéwal yi comme ni nga ko gën a xamee di ay gazelle oryx fu mu toll nii li si mën am as néew si kaw suuf mooy yi nga xam te ni vers les années 2000 dañoo encouragé woon nit yi di ko yar ngir mu bañ a fay ndaxte espèce sauvage moom fu mu toll nii amatul loola waroon sax si Afrique bi ñuy yaraat gàtt yooyu noonu ñu jàppoon si ñetti réew ma mun leen lim Sénégal Tunisie ak Maroc bu nekkee ne Sénégal gàtt yooyu noonu mën leen jàpp ne Israël moom moo ñu ko mayoon te tamit buñ ñu koy may tamit liñ si bëggoon moom mooy buñ ñu ko indee fii ñu di leen si benn barab boo xamante ni dina fa mën a nekk lu mel ni Ferlo bi nekk Ranérou ñu mën faa nekk waaye tamit di mën a jur bu baax a baax ba am tamit lim bu am solo gis nañ ne lim bi fi ñëwoon motul sax fukk waaye fuloon nañ ko bu baax a baax waaye dafa am lu si xew si diggante bi ndaxte diggante ñi nga xam te ni ñoom ñooy ministère bi ñu jox bi ñu dénk wàllum alam gi jaaree ko si direction des parcs nationaux si convention yi ñu wax wala boog si charte yi nga xam te ni moom moo ko tënk mën nañoo am ay pass at ay ñoo xam te ni ay jàmbur lañu ay privé ñoom bu nu motalee matukaay yi nga xam te ni bu nu motalee taxawaay bi nga xam te ni moom leen war a am ak jumtukaay yëpp mën a yar yooyu noonu gàtt mën na leen ko jox waaye du doon jaay ndaxte espèce protégée partiellement wala globalement kenn mënu koo jaay waaye bu nekkee ne loolu am na ministre bi ñu dénk wàllum alam gi ministre Abdou Karim Sall te tamit moom mooy kilifaay direction des parcs nationaux du Sénégal dem mel ni moom si wàllu boppam moom moo amat pass ak direction des parcs nationaux ngir am si gàtt yooyu noonu juróom-benn lañu woon ñaari ñàkk seen bakkan am na sax yeneen xibaar yoo xam te ni dina si ñëw après ak sunu gan Cheikh Anta Seck moom journaliste la waaye tamit day yëngu bu baax a baax si wàllum alam geek yeneen yu ni mel. dina si ñëw am na yeneen information yoo xam te ni dinañ ko si am ndaxte tamit si information yoo xam te ni moom jox nañu ko jàpp nañ ne nekkul sax benn jëwriñ rek lañ ci cité waaye tamit am na yeneen jëwriñ yoo xam te nii wala beneen jëwriñ boo xam te nii mi ngi si gouvernement actuel boo xam te nii laal si mbir mi te tamit gàtt yi nga xam te nii ñàkk nañ seen bakkan mën na am ëpp nañu ñaar comme ni nga ko waxee say xibaar kon balaa may xuus du ma sax xuus lu yàgg ndaxte waxtaan bi sekk nañ ko Cheikh Anta Seck moom mooy ambassadeur bu Sénégal moom moo teewal déclaration universelle des droits de l'humanité fii nii si Sénégal sekk nañ waxtaan moom bu yaatoo yaatu da leen dëgtal waxtaan boobu ngir gindee gën see mën a am ñu tàgguwaale leen si seen taxaw seetlu tey dig leen daje suba incha allah jaa ngeen jëf. Anta Seck journaliste nga waaye yow tam yow yaay ambassadeur wala yaa teewal déclaration universelle des droits de l'humanité fii nii si Sénégal muy benn kuréel boo xam ne ni si àdduna bi dafa yittewoo lépp lu jëm si wàllum nekkin doomu aadama mala yeeg ak alam bi bi ñu étudier avec le recul mbirum Abdou Karim Sall ak kooba yi wala boog gazelle oryx yi juróom benn mu bëggoon ko yóbbu si ranch privé ñaar ñàkk seen bakkan tey jii avec le recul nan nga analyser situation bi. waaw jërëjëf Mouhamed damay wax ni bala ma analyser situation bi rek dama leen di sant di leen gërëm di sant également ñi nga xam ni ñëpp ñoom ñoo ñuy suivre Sénégal di leen jaajëfal également ci liggéey bi nga xam ne dañ koy liggéey ci question yi nga xam ni moom moo soxal askan wi ngeen ciy taxaw waaw su ma dikkee ci li nga xam ne nag moom moo xew analyse bu njëkk bi ciy am mën naa ne li naqari Sénégal gépp moom a naqari li naqari Sénégal gépp moom mooy lii xew ñëpp di ko wax ñëpp di ko coow ministre bi génn ci benn yoon bu weesoo communiqué bi mu def bu génn ci benn yoon wax ci rajo d'ailleurs émission bi dañ ñëwoon dañ koy def teg ci guddi gi sax mais finalement kenn déglu intégral bi après dañ ko mujj bàyyi ñu woote waat beneen émission beneen télé daf ko mujj bàyyi mais mu mel ni ci tëkku Sénégalais yi
naan leen je serai droit dans mes bottes alors que moom moo ñu war a expliquer diggantaan day qu'est-ce qui se passe li tax ma wax loolu moom mooy tey jii nii su fekkoon du ministre bi sax lañ ci tudd su fekkoon du ci ranchen sax lañ doon yóbbu animaux yi su fekkoon Sénégal dafa signé protocole bu leer wala convention bu leer ñu ko yóbbu ci beneen privé bu ministre bi normalement su fekkee lu mel ni dafa am moom dafa war na dem saytu ko xool lan moo ci xew diggantaan jaay génn wax ak askan wi expliqué leen lan moo ci am mais ñoo ngi nii on attend toujours moom waxul moom membre du gouvernement la gouvernement waxul moom dañ koo fal président de la république président waxu ci alors que Sénégal texte yi nga xam ni ñoom ñoo régir lii nii di sàmm alam gi di sàmm mala yi di sàmm doomu aadama yi da koo signé mu nekk nag lu nga xam ni ñi ko ñëpp naqarloo ñun noonu lañ ko naqarloo te noonu lañ jógee taxaw nag jonn ñu nañ lijjanti ba moom mu wax ne lan moo ci xew nañ lijjanti ba képp nga xam ne taqee nga ci ñu teg la daan yi nga xam ne moom la yoon wax leeral yi mu indi wax na ne que convention moom permettre nañ ko li ñu tuddee la direction des parcs nationaux mu am ko privé bu nekk bu nekkee ne mote nga taxawaay bi nga war a taxawee ngir am genre mala yooyu noonu loolu sax dañ koy encouragé wax nañ tamit lépp jaar na yoon ndax tamit buñ ko gisee noonu am na lu ñu mën a reprocher ministre bi. Mouhamed bu lépp jaaroon yoon mala yi dinañ gaañ dina am yu ci dee bu lépp jaaree yoon buñ ne li ñu def lépp jaar na yoon benn du dee benn du ci topp li mu wax ni convention permettre nañ ko direction des parcs nationaux mais direction boobu ci responsabilité kan la nekk. ministère de l'environnement. direction boobu boo man mii tey jii su ma ko waxoon ni damaa bëgg ay gazelle am naa domaine privé bu ma leen mën a def moom bu ko saytoo ba pare ba d'accord loolu lépp ministre bi lay dem laaj ndigal maanaam ministre bi daa dem ci direction ba laaj ko ndigalu moom Abdou Karim Sall ñu jël mala yi yóbbu ko moom ci ay ab préserve dafa sax rafetul ba pare li ci toog texte yi nga xam ne moom la cité ni texte yi permettre na ko nga dem indi nañ dem liiraat texte yi ngeen xool lan la texte yi wax nañ ko dem liiraat lii muy wax naan privé texte yi ba mu koy wax c'était parfaitement pour ay structure yu mel ni Bandia structure yu mel ni Fatala Bandia privé la Bandia day am animaux yu mel ni Bandia ma defal la révélation sax est-ce que xam nga ni animaux yi oryx yi biñ koy transféré am na ci 3 yoo xam ne Bandia lañ leen doon yóbbu dafa am benn bu dee. Ah bon. en plus de yi dee kër ministre bi. kon en tout ëpp na 6. am na ci yeneen 3 yoo xam ne dañ ko yóbbu kër beneen ministre bu nga xam ne ñu ngi ci biir gouvernement bi. ci même jour bi. déggoon xaaral ma gën laa leeralal. gis nga bi ñuy dem di jàpp gazelle yi pour yóbbu leen. buñ leen di jàpp. buñ leen jàpp bëccëg. ci naaj bu tàng bi dañuy bàyyi ba mu sedd. mais bu ñu leen bëggee jàpp également comme dañoo am doole dañ leen di anesthésier ay pistolet anesthésiant la ñuy utiliser. mais man ci sama ay gëstu nee nañu ma gazelle yi nga xam ne ñoom leen tiire woon am na ci yoo xam ne ñi leen doon tiire gisuñu leen dañoo ànd ak fléchette bi réer leen ba am na ci ñoom ki ma waxtaanal nee na ma moo am na ci yàqinu ni am na benn bu nga xam ne gis nañ ko mu dee moo xam ne est-ce que xam nañ ñaata moo ci dee. kon ëpp na ñaar kon. man ñett laa la waxagum sax mën naa ni ñeent nee naa la yi nekk kër ministre bi ak yi nekk fële ca benn ba dee Bandia ak benn bañ wax ni ci réserve ba bañ leen di jàpp mais réserve ba benn boobu kese lañ mën a wax parce que peut-être moom lañ gis. mais am na yoo xam ne gisuñu leen. loolu tax ñu ni ko beneen ministre bi tamit ci gouvernement bi la nekk gouvernement actuel bii nii. man sax nag amaat naa sax beneen tur bu ma déggaat moom laa la wax xam nga déformation professionnelle moom mooy def boo déggee information yu mel nii coow di bëri ginnaaw waxuloo parce que da ngaa bëgg a yàqal nit waxuloo parce que da ngaa bëgg a tooñ nit parce que parfois les gens dañuy wëlbati ko sax naan non ils en non xaw ma lan li ministre man uma benn au contraire ministre bi suñu collaborateur la au contraire ñun suñuy wax pour lu gën ci moom la mais pour ñu décharger wu na def enquête bi ci war ñu wax ne exactement ñaata gazelle ñoo dee ak yan ministre parce que moom bi muy wax sax RFM je le prends au mot dem na banaan du man dong loolu sax bëri na fi mais du ma cité liste na jàkkaarloog askan wi d'abord jéggulu ci li am
mais na situer toutes les responsabilités képp ku ci am mu ni kii am na ci waaye tamit ñu jël gazelle yi delloo leen ci seen milieu naturel seen kër yooyu noonu du këru gazelle yi. waaw parce que bi ñuy xool sax communiqué bi nga xam te ni moom daf ko becci woon. mi ngi wax ci mission yi ëpp solo yi nga xam te ni direction des parcs nationaux daf ko am. mooy fexe ba mala yooyu noonu ñu dund bu ñoŋ ci seen milieu naturel. merci beaucoup. merci beaucoup bi muy wax protocole moom ci jëm boppam nee naa sénégalais yi bu ñu jëlee temps lire document bi nga xam ne moom la présenté document boobu kese moom daf koo daaneel ndax point yi mu relaté yëpp di wax ni loolu la protocole bi nangu loolu la ñu permettre parcs nationaux yi dafa wax ni gazelle yi ñoo war a nekk ci seen milieu naturel. te moom sax wax na mais Mouhamed gazelle yi dañuy jógee Israël ñëw Sénégal nekk 8 gars yi sax nee nañ 20 la woon. mais man information bi ma am te mu doy ma te wóor dañu ne 8 gazelle lañ ci indi. en 2000 on est en 2020 et la population de gazelle a atteint les 500-400 kooku nekkul woon ci milieu naturel am. waaw. ministre bi nee na nag espace boobu ñu nekk dafay xam ba mën na am consanguinité man damaa xamul expression boobu consanguinité fan nga ko jëlee moom da ko utiliser ci mala yi naan loolu mën naa indi seen extinction xam na la mooy consanguinité. man de moom waaw consanguinité de waaw. non ma àggale rek àll ba gazelle yi nekk ba nekkoon fluide ba nekk fa 500. ñoo gën a yaatu téeméeri junni yoon moom ruq bii mu leen bëgg a dugal. consanguinité lan la bëgg a wax foofu maanaam mala yi mën nañ dem ba jegante bu ëpp ba am sax ay actes yoo xam ne nii da nga koy am seen biir après mu am yeneen jàngoor wala. mais mala noonu lay reproduire. xar yi nekk sa kër xar yi. waaw yaay day tëbu. doom day tëbu yaay. mais doo gis xar boo xam ni dañ naan la kii maamam moo jur kii maamam moo nekk ne maamam lee ma ñu naan xar bu jógee ci maam ba ci sitaati sët mais ñoom ñooy bokk maam yi ak yaay yeeg papa yi sax ñooy bokk ndey ak baay. mais reprendre loolu ku waxuma sax collège mais ku jàng say leçon bu baax primaire war ngaa xam ni consanguinité amul fii yoon ku xam dëggantaan jaay sax que ni pur sang bu ñu koy wax ci animaux pur sang moom mooy comme li ñuy wax ci nit bete fee juróom-ñaari maam nekk lii mais ministre bi daf ñoo woon dëggantaan jaay ay limitam ci li nga xam ne moom lañ ko sax man nag dama ni peut-être am na ndeysaan xam-xam ci leneen waaye du ci environnement du ci sàmm mala yi. mais lii tam tax na ne suñu rapport ak environnement suñu rapport parce que ministre bi aussi soloon na fi daal taxaw si Bosang pour arroser ay garab mën naa am ñu bëri mën nañ jàpp ne c'est un acte banal mais pour ñi xam environnement bu ñu gisee loolu daf leen di choqué donc. waaw gis nga Mouhamed. gis nga boobu nag je n'ai pas trop fait le focus sur ça xam nga lan moo tax. dañoo nekkoon ci soxla. man bi mu defee loolu noonu pourtant j'ai été parmi les rares citoyens. yu ne arrêtez. dimbali leen ñu ngir yàlla ngeen bàyyi di xool daal la ni ngeen ma taxaw ci kaw basang gi rafetul gaa. mais message bi moom mooy jëmbat garab bi nañ leen jëmbat ay garab parce que environnement daf ko soxla. Mouhamed c'est que ñun suñu problème. parfois duñu informé bu baax te yi nga xam ne moom mooy enjeu en cours. instant boobu noonu ñu ngi lay wax ni réchauffement bi toll na ci 1,5. te buñ ko réduire des na tuuti dina affecté te li gën a garaaw réchauffement climatique bi boo koy wax Sénégal sax gars yi dañuy def affaire de saison tàngaay seddaay après mu jàll. mais c'est plus profond que ça te buñ doon jëmbat garab mën naa am mu changer. voilà. looloo taxoon man bi mu defee loolu ma ne gars yi pour taxaw ci garab taxaw ci basang bi amul problème nañ leen ñun laaj ko mu jox ñu ay garab ñun ñëpp ñu dem jëmbat. léegi si point bi yéen porté ngeen plainte fu mu toll. donc plainte bi nag dañoo nekk di liggéey ak ay avocat yu nga xam ni xam nga comme droit dafa xaw a sew. te ñun wax dëgg ne xaala du droit mooy suñu métier. ñun dañuy liggéey ak ay avocat comme ça ñu mën ñoo teg ci yoon bu leer nga xam ni. buñ ko defee duñ ci nekk di revenir en arrière wala duñ ci am lu ñu koy jame. mais malgré ça nag malgré plainte bi nga xam ni war nañ koo déposer ñun exposé nañu Sénégalais yi ni leen ku mel ni man de déclaration bi nga xam ne moom laa bokk te mu nekkoon lu nga xam ni président François Hollande moom moo ko initié woon
digaloon l'ancienne ministre de l'environnement de la France madame Corinne Lepage bi nga xam ne mooy présidente DDHU mu liggéey ci jamonoy COP 21 ñun de suñu texte dan doomu aadama peut-être su ma ko liroon ci français lay gën a explicite mais dañuy doomu aadama dafa war a góorgóorlu ba buy sàmm boppam mu sàmm fi nga xam ni foofu lay dunde ak lépp lu koy dund mu doon doomu aadama ni moom wala mu nekk mala wala leneen lu am bakkan ndax loolu moom mooy tax sàmm googu mu koy sàmm ñeneen ñi nga xam ñoom ñooy ñëw ëllëg di dikkee di fekk alam gi yàqu ba duñ ko mën a dund. imagine tey jii ni ñu jël lu toxique rek da ko def ci suuf si dootul saxati dootul mën a tee bay mais buñ ci jógee suba suñuy doom suñuy sët buñ ñëwee fii te war a dundee am mbay fan lañ koy bay ñun nag ci lu dem noonu la ñuy teg xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex loolu nag ñuy wax ci environnement di ko wax ci ñun être humain loolu la ñuy wax également ci animaux yi